si mbir moo xam ni mbiru quartier la di mbiru citoyen di remercier monsieur le maire parce que xam na ni activités yi mu jógee mën na koo may mu mën fee bañ a jaar mais par pur respect jaar na fi pour nemmeekun ñu ngi lay sant di la gërëm parce que loolu lañ doon xaar si autorités yi. mën nga ñu baal wax ñu tur léegi man Demba Gueye laa tudd problème mu terrain bi dafa yàgg ndaxte en 1999 Diaboula moo ko joxoon benn femme bu naan Penda madame Samb surveillante la woon au lycée on lui avait donné parcelle bi yëpp ñu dem bi ñu ko defee le maire qui était là Moustapha Ndiaye débouté leen parce que y avait entre-temps on avait déjà interdit au gouverneur pour que ñuy joxe des terrains il n'était pas habilité à donner des terrains c'est leen ko joxe les maires en 96 et le truc là ça s'est passé en 99 ñu dem mu tombeek bi avènement bi di am les nouvelles communes là am on est allé à la commune mairie ouest bi nga xam ne moo nu jaboote au temps de Maïmouna Dieng alors bi ñu demee on a posé le problème amul solution parce que moom xamul woon sax ni y a des espaces réservés pour ay espaces verts qui marché ak yooyu dans sa commune ñoo xamal ko ni da ngaa war a jóg def une tournée générale pour le périmètre bi ñu la dénk nga xam la fa nekk ak lu fa nekkul malheureusement elle l'a pas fait ñu def benn correspondance envoyé ko au niveau de la présidence ñu répondre nu et adressé ko au niveau du préfet on a débouté ce problème là mu réglé wu bon depuis lors ñun ñu ngi xaar pour ñu jàppale pour ñu def ci dara parce que comme que espace vert le plan bi mu ngi nii et puis y a benn circulaire boo xam ni le ministre de l'Intérieur moo ko defoon des correspondances un peu partout au niveau de la mairie mais mosuñu am réponse depuis lors kenn tontuwul à notre grande surprise benn waay ñëw fii démb nii da koy murer on lui a demandé que mu wan autorisation bi kan moo ko signé le gars a refusé catégoriquement ni moom mënut a joxe autorisation bi ñu xam kan moo signé ku signé wu ci la camarade Cheikh jéem a joindre ñoom Ahmed Mbaye ñooñu pour ñu xam exactement situation fi mu toll. nous pouvons dire mooy ya terrain yu mel nii population bi dañ koo soxla moom déjà fii amul terrain aire de jeu pour les enfants fii poumon la pour ces maisons là ñu mën a respirer boo ko bu ñu ko tabaxee ñii dootuñu am air alors tous ces problèmes là moo tax ñun ñu taxaw en tant que citoyen ñu lii di ko mën a xam pour ñu si mën a jàppale nag ñu jël waaw parce que loolu moo tax ñu yaakaar leen pour ngeen ñu jàppale parce que les élus ñun ñoo leen fal dañoo nekk doomu dëkk bi ñu fal leen bokk noog des administratifs yoo xam dañu ils ne font que passer tey ñu nekk bi suba ñoo affecté leen fële seen yoon nekku ci li xew ci koñ yi waaw les élus ñun ñoo dëkk suñuy frères lañu suñuy doom lañu suñuy jarbaal lañu ñoo fi ne waaw mais c'est pas des gouverneurs ou bien un mercredi on les affecte un autre mercredi ñu affecté leen ñooñu seen yoon nekku ci mën nañ koo yore sur le plan administratif ça mais dugg nu su lenn lu dul dëgg daal lu ñu bëgg pour ñu si dimbale ñu jël waaw leneen nag moom taxuñoo jóg xeexuñu xuloowuñu xastewuñu li ñu bëgg mooy suñu bien bii ñu fi ne lii nga xam ne population bi ko moom ñu seq ko suñuy jabar ak suñuy doom ak suñuy kii ñu bàyyi lu ko waaw c'est tout ce que nous voulons waaw monsieur le maire yaakaar nañ si yow franchement yaakaar nañ si yow parce que ban la xamee ba léegi dëgg na la donc tey jii problème ak yi amuñu feneen fu nu daw jëm duñ si sànnantee grenade duñ si sànnantee xeex bu mënu ko si sànni parce que jabaat
yow nag dañ ci yaakaar noonu si mën a jàppale ngay jàppale ba lii bañ fekk bu nu sante yàlla nu ngi gërëm ñëpp ci taxawaay bi di leen wax ne dañu bëgg ñëpp dalal seen xel ndax Sénégal dafa am juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñaar ci ay communes juróomi téeméer nekk daa demal boppam maanaam nekkul ci ville ndax tey jii boo jëlee dëkk bu mel ne Louga nga jël dëkk bu mel ne Saint-Louis wala nga jël dëkk bu mel ne Matam wala nga jël dëkk bu mel ne Noto yooyu nekkuñu ci ville article 81 buy wax lan mooy seen sañ-sañ lañ ca wax lépp ñoom mën nañ koo doxal te amul beneen maire bu ñuy concerté waaye dafa am ñeent fukki commune ak juróom-benn yeneen yoo xam ne ñi ngi ci juróomi ville yi nekk ci Sénégal Dakar am ci fukk ak juróom-ñeent Pikine am ci fukk ak juróom-benn Guédiawaye am ci juróom Rufisque am ci ñett Thiès am ci ñett ñeent fukk ak juróom-benn yooyu tolloowuñu gëdd ak yeneen communes yi nga xam ne nekkuñu ci ville loolaa waral compétence yi tolloowul ñu bëri nag mën na noo jàpp ne même compétence yi la mais bu doon même compétence yi yooyu du nekk ci biir ville puisque bu nekkee ci ville dafa am yenn compétence yu ñu tënk ci article 169 dénk ko ville bi mooy li ñuy wax les compétences de mutualisation mooy te lépp loo xam ne dafa war a jëm ci wàllu suuf dans une ville bi moo ko yore inspection générale d'État ci 2016 ñëw na fi mission am liggéey bu mu fi def parce que ñoom dañuy ñëw toujours rek di saytu pour seet lu daaneel nit dañuy saytu tamit pour seet liggéey fi mu toll lii nekk ay gàllankoor nan lañ koy doxalee ñoom bañ fi ñëwee ba génne seen rapport leeral nañu ko boo jàngatee article 81 ak article 169 leeral na ni ville bi moo yore compétence bu jëm ci wàllu suuf loolu leer na comme loolu leer na ville bi dañu am loo xam ne buñ ko dee def ci sañ-sañ tamit dañ koy waxtaane bu fekkee ne yoon dafa tëral ne waay mën na toog ba muy prévoir bu ville bi bokk service yi ma wax bokk ci bu ñu ne fii espace vert bi ñu fi prévoir woon dañ koy changer pour def ko leen amul réunion boobu man fekk moo tamaay présider réunion kon loolu teguwul si yoon bi ci topp mooy ville am na sañ-sañu ànd ak service yi mu concerné muy impôt et domaine muy cadastre muy urbanisme def li ñuy tuddee désaffectation parce que suñu jógee jël benn terrain Ndey Jaxate ñëw ne damaa bëgg terrain bu ma dëkk ñu affecté ko ndax citoyen la ñu jox ko mu toog fukki at jéemu fa dara mooy jàmp gi mu waxoon kon dañ naan nekkul te am na ñoo xam ne nekk nañ ci jàmp googu te man ci dara dañ koy désaffecté maanaam dañ koy jëlee ci loxo Ndey Jaxate seet ay dembeen ñang ñu jox ko moom itam bu deful la mu war def ci délai yi mu ko war def ñu jox ko keneen muy procédure désaffectation réaffectation te jàpp ma ni bii bokk na ca loola su fekkoon ne bokk na ca loola ça voudrait dire que commission de recensement bi dafa juum ndax bokkul ci terrain boo xam ne dañ ko joxoon nit jariñoo ko bu boobaay bu ñu ko joxoon nit dañ koy nanguwaat wutal kooku fekk kon lu mu ci man ci doon lu nu bëgg ngeen dalal seen xel jarul xeex jarul xuloo parce que nag dëkk bi jàmm rek lañ fi bëgg yaa ngi dégg bu dëkk amee yoon lu ñuy lijjanti nañ ko lijjanti si yoon alors loolaa waral démb ba ma déggee ne am na fi dara damaa ñëw fii ci fan yu néew ci altine bi nu génn suñu baay bii di Baye Sele Diop tey délégué de quartier moom mii Samb bokk na ci ak yeneen i délégué de quartier yi nekk ci dëkk bi
bi mu amee waxtaan yu ay nit doon wax ak lu leen jaaxal ci wàllu suuf damaa wax seen président Baye Souleymane Kanté ne woote leen ci seen kër man ma ñëw fekk si leen lu ngeen ma bëgg a laaj leen moom parce que man du ma dugg si lu leerul waaye du ma seetaan tamit ko ci waaw alors loola def nañ ko ñetti waxtu ak genn ñu waxtaanee ñu waroon waxtaanee yëpp bëri na sax ay questions yoo xam ne amoon na ay réeroo ak yooyu mais waxtaan nañ ci nee naa leen état wu Sénégal li ma xam ñaari terrain yoo xam ne am na fa mébét te yu mu moom la boobu yooyu bokkul ak sax loo xam ne dañ ko joxoon diw di ko nangoog yooyu mooy ñaari TF yii benn bii nga xam ne kër xale yi moom lañ fa prévoir te état bi ci boppam moo koy def jaarale ko ci AGETIP beneen bi di centre de gériatrie muy hôpital boo xam ne mag ñaa fay faj mag yi 3e âge gi mel noonu ndax am nañu ay xeetu feebar yoo xam ne du ku nekk leen war a jege loola fii la financement ba yëpp tegu na loola ma ngay ñëw loolu laa xam ci loo xam ne prévoir nañ nga en dehors de loolu amul leneen lu ñu prévoir alors loolu nag même ci cadre boobu sax même loola bañ ko prévoir dañ koo jaarale si yoon ndax loi bi dafa wax ne bu ñu nekkee ci ville dafa ne maire de la ville moomul dëkk bi maire de la ville lu mu bugg a def même bu dee moo ko bugg a def ci gox la ko bugg a def gox boobu am na maire dañ ne ko da ngay informer maire bi informer waaye da caa teg ne information bi maire bi moomu ko daf ko da nga ko jaarale ci moom conseil municipal bi njëkk am da ko war a yëgal information boobu dafa war a bokk ci ordre du jour mu yëgal ko ngir ñooñu ku ko war a xam moo xam délégué de quartier wala keneen ñooña jottali la ko ngir waa gox ba du ñu umpale pour bu fekkee am na lu ñu nar a juum ñu mën caa teel a jóg loolu laa wala ñu def loolu mais dafa am leneen lu mu ca tegaat ne maire commune bi yëpp même lu jëm ci compétence am lu mu cay def day informer maire de la kon xam nga su fekkee ne ku nekk di nga doxal loolu kon jàmm rek mooy ndax man su ma amee mën naa am xalaat jàpp ne lu baax la ma jóg bëgg ko def su ma jógee bëgg ko def informer maire commune mu am leen lu mu xam lu ma xamul wala moom bu ko xamul it conseil municipal am daje mu wax ko ci biir conseil ba yëpp te nit ñi dugg ci quartier yi dina am lu fa nit am xam ñooñu buñ ko waxtaanee ak délégué de quartier waxtaanee ko ak population yi dana am remontée boo xam ne nit ki bu naroon a juumte boobu dootul am wala moom ci boppam en tant que maire commune mu am lu mu bëgg a def comme yoon bi nee na ko boo ko bëggee def même ci sa cadre compétence da ngaa war a informer le maire de la commune est tenu noonu lañ ko est tenu d'informer le maire de la ville ci lu muy def même dans le cadre de ses compétences boo informé su fekkee ne am na loo xam da caa nar a juum ci wàllu yoon man dinaa ko wax du alors loola laay invité fii ak dëkk bi mi ngi tëddee nii mu tëddee maanaam benn ville ak ñetti commune nañuy doxee noonu je pense que buñ koy def di waxtaan di concerté wu di waxtaan ak population yi jàmm mooy am waaye ci wàllu terrain bi moom maa ngi leen di wax ngeen dal seen xel parce que ñun ñu yore conseil bi prévoir uñ ci dara donc loolu fi yoon prévoir xëy na boo gisee boobu ba léegi amul de la nature à ordre du vide c'est parce que xëy na nit ñi dañ koy taxawu léegi su ngeen ci taxawee organisé wu ci nit ñi taxaw ci ànd ci ak yéen jéem a seet partenaire yi ci mën a jàpp mu doon loo xam ne dina méngoo ak lañ fi prévoiroon mu doon loo xam ne aussi dina jariñ nit ñi nga xam ne ñoo fi def loolu laa amoon lu ma leen di wax di ñaan suñu borom def taw. merci.